jërë ngeen jëf mbokk yi xeet yi yéen ñi di faral di seetaan Bambilor-Actu chaîne bi nga xam te ne mu ngi ci YouTube bi ñu am mbégte contentement bu baax a baax di leen gërëm di leen sàkku seen ñaan bu baax a baax ngeen sànni ñu ñaan ñuy ñaan nag bépp sénégalais boo xam te ni yaa ngi nekk ci réewum Sénégal wala yaa ngi nekk ci monde bi rek ñu xeex li nga xam te ni mooy que ni feebar bi nekk ci réew mi muy Covid 19 ñu gën kaa xam ci coronavirus tey jii nag ñëw seet suñu koo xam te nii mbokk la ci ñun xarit la ci ñun tontu la si ñun waaye conseiller la si ñun waaye tamit xelam jëm màcc trop ci wàllum xam-xam màcc trop ci wàllum médecine màcc trop ci wàllum paj maanaam wér-gu-yaram mu nekk koo xam te ni mu ngi tudd Mbaye Ndiaye nekk fii ci diwaanu Bambilor ñu koy kontaan bu baax a baax mu nekk koo xam te ni suñuy référence la ñun ñi nga xam te ne ñoo dëkk Bambilor ak communauté rurale Bambilor rek parce que am na loo xam te ne mu ñu koy apporter ñun en tant que des jeunes am na loo xam te mu ñu koy apporter ci xam-xam waaye am na loo xam te ne mu ñu koy dolli en tant que des jeunes ci lu wàllum wér-gu-yaram bu ñu génnee ci yeneen morom yi ñu mën a waxtaan ak ñoom partager li nga xam te ni kat moom loolu la ñuy jox moom mu nekk ci benn ONG bu ñuy wax plan international ONG boobu nag je pense que bu ñu nee plan international ça veut dire que c'est international kon moom bu nekkee ci benn ONG tey jii ñu war waxtaan ak moom lu jëm ci wàllum Covid 19 maanaam coronavirus bi tey jii bëgg nañ ci xam d'où vient ce nom fan la tur bi jógee coronavirus bi wàllaate gu gaaw gi muy wàllaate lan moo ko tax tey jii am na ñoo xam ñu ngi wax coronavirus bi boo ndaxawee ci naaj bi mënuñ ci dara wala boog mënalu ko lu bari dinañ ci wax raxas bi ñuy raxas suñu loxo yi dinañ ci wax dinañ laal tamit tuuti ci ñi nga xam te ni ñu ngi jaay yenn gel de main yi maanaam yenn gel yoo xam moom la ñuy raxasee suñu loxo yi te am na si yoo xam te ne garanti na am na si yoo xam te ne garantiwul moom mi nga xam te ne nag xam-xamam màcc ñett yooyu xëy na dinañ ci mën a wax li nga xam te ni moo jëm ci coronavirus boobu noonu turam fu mu jógee ñii di wax coronavirus ñii di wax Covid 19 ñu waxtaan tamit ci li nga xam te ni moom la gars yi di wax naan carrément naaj bi ak li gars yi naan carrément bëriwul lu muy rey ndaw maanaam mag ñi lay rey ak ñi nga xam te nii kat bu leen dalee respiration bi ngay am maanaam sa respiration bi ngay bloqué respiration boo xam ne comme dirait que tu es asthmatique maanaam respiration bi da nga koy jëlee au fond da ciy joué parce que gis nañ yenn image yoo gars yi ñu ngi ñu koy wan tey jii moom la ñuy dalal seen émission santé sur ci fii ci moo di Bambilor-Actu tonton Mbaye maa ngi lay siyaar baax a baax. waaw ñu ngi lay fay Cheikhou di lay sant di la gërëm di nuyu auditeurs yi ak ñi nga xam ne ñooy suivre émission bi. nga xam ne ñu ngi waxtaan tey ci wàllu feebar bi nga xam ne moo lëmbe réew mi wala adduna bi. ñu koy wax coronavirus wala Covid 19. aca tey ñu war a waxtaan ci wàllum coronavirus wala Covid 19 waaye dama bëgg a tonton Mbaye rek nga présenté wu pour ñi nga xam ñoo toog du ñu si saan nga wax exactement kan mooy Mbaye Ndiaye ak ONG bi nga xam te ne ci nga nekk ban fonction nga ci occupé. voilà donc man maa ngi tudd Babacar Ndiaye bien sûr connu sous le nom de Mbaye Ndiaye. donc di liggéey plan international nekk coordonnateur régional du projet Better Maternal Health maanaam projet boo xam ne day xeex ndeeti yaay ak doom ci région de Louga. sama liggéey nag premièrement je suis technicien supérieur de santé en enseignement et administration. ñu ngi yëngu ci wàllu jàngale wér-gu-yaram ak aussi yore administration ci wàllu wér-gu-yaram loolu moom mooy sunu lu ñu tàggat maanaam si li nga xam ne moom lañ mooy sunu formation de lu ñu formé alors tey nag comme ni nga ko waxee léegi dinaa dellu si tuuti ci feebar bi d'abord expliquer lan mooy virus bi ak lan moo tax ñu jox ko tur yooyu feebar bi mu ngi tudd coronavirus parce que tout simplement doomu jàngoro bi buñ ko xoolee dafa yor benn forme boo xam ne dafa circulaire ba pare nuro couronne moo am ay dessin yoo xam ne ci alentour bi dafa nuro couronne nag boo ko déggee moom mooy mu ngi mel ni rek bu ñu nee kii mooy Miss Sénégal ñu takkal ko couronne loolu ñu koy defal ci bopp bi noonu mu circulaire noonu la forme bi yore benn rond boo xam ne dafa ànd ak forme couronne yooyu en anglais nag couronne mooy corona léegi nag ñi ko njëkk di gis dañoo ne lii de virus bu am couronne bala virus bu am couronne la loolu moo tudd coronavirus maanaam virus à couronne maanaam virus bu am couronne léegi nag ñoom noonu la ñu ko tuddee nii ne gis nañ virus bu bees boo xam ne dafa am couronne ñu ne coronavirus waaye nag bu mu eggee ci nga xam ne mooy OMS ki nga xam ne mooy tàggat mooy saytu wér-gu-yaram ci àdduna bi yëpp ñoom ñu utal ko tur nag parce que ñoom ñoo war a joxe tur bi ñu tuddeel ko Covid 19 loolu moo indi ñaari tur yi mais tur bi Covid 19 mooy tur scientifique bi nga xam moom la ko OMS jox mais moom formam lañ ko njëkk a jox tur muy coronavirus donc foofu la tur bi jógee mais dañu gis ne virus bi nekk na loo xam te ni
maanaam mode de transmission bi wàllante bi dafa gaaw trop d'après ni ñu ci waxee ak ñi nga xam te ni que ñun parce que kenn gisagul ñun ni muy wàllaatee dañ koy dégg ñu wax ni ko nekk yéen ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na si gis ngeen ni muy wàllante lu tax wàllante bi mu gaaw noonu waaw donc comme dama ko boofu balaa ma fay tontu damay njëkk a dellu si ci wax ni d'abord jàngoro yëpp feebar boo gis rek doomu jàngoro moo ko waral doomu jàngoro yi nag ay xeet la am na xeet yoo xam ne ñu ngi leen di wax ay parasites am na yoo xam ne ñu ngi leen di wax ay bactéries am na yoo xam ne ñu ngi leen di wax ay virus yeneen ak yeneen donc xeet yooyu nag moom moo am ci doomu jàngoro benn bu ci nekk nag bokkul ak sa morom ñun nag feebar bi nga xam ne mooy buy lëmbee réew mi ñu koy wax coronavirus boobu mu ngi bokk ci xeetu virus yi kon moom du bokkul ci xeetu bactéries yi bokkul ci xeetu parasites yi mais moom ci xeetu virus yi la bokk virus yi nag bëri na façon ndax feebar yi nga xam ne virus a koy joxe bëri na mooy boo jëlee feebar bi ñuy wax sida yooyu tamit virus la feebar yi ñuy wax am na sax yenn biir bi daw feebaru bi nga xam ne moom la ñu doon wax bi amoon daaw Guinée Ebola boobu aussi ci virus la boo jëlee ngas sax yooyu tamit ay virus la donc c'est pour dire tout simplement feebar yu bëri virus a koy waral virus nag moom dafa am nu muy doxee moom nu muy dundee bokkul ak nu bactéries yi di dundee bokkul ak nu parasites yi di dundee ñoom dañuy faral di dund en sessiparité maanaam bu ñu buggee bu ñu yokk du ñu nen ñoom du ñu nen dañuy jékki-jékki rek xar ci digg bi nekk ñaar beneen bi dem jékki-jékki xaraat nekk ñett donc muy gën a bëri dafay gaaw loolu dafa gaaw noonu la ñuy fonctionner noonu la ñuy reproduire donc bokkul ak ñi nga xam ne dañuy pondre wala dañuy def dafay am système de reproduction bokkul moom looloo tax mu gaaw donc moom tey jii boo amee benn virus rek rapidement mu nekk ay millions de virus sa yaram parce que moom nu muy yokkee moom noonu la ci xeetu virus moo demee noonu looloo tax toujours muy gaaw même sax damay faral di wax ni léegi-léegi nga ne Apollo am na Ndakaaru boo déggee Apollo bi gaaw na ba nga xam ne fan yooyu yëpp nga gis dëkk bi yëpp Apollo xamal ni Apollo boobu doomu jàngoro bi virus la mais bu fekkee ne bactérie la du gaawee noonu da nga gis ne ñu koy am du bëri mais bu dee virus la def propagation bi day gaaw donc loolu propriété virus la virus moom loolu mooy mbiram loolu tax wàllante bi gaaw donc loolu moom c'est important ñu signaler ko beneen bi nag mooy feebar bi il faut aussi ñu xam mode de contamination bi moom pour mu wàll la pour nga am coronavirus il faut que ki nga xam ne moo am coronavirus mu sëxat mu am lu génnee ci dënnam jaaree ci gémmiñ gi wala mu jaaree ci bakkan bi ñëw dugg ci sa biir yow tamit dënn te pour mu dugg foofu nag dafa am ay yoon ndax kii tissuoli mën na tissuoli ci ay loxoom kon doomu jàngoro bi mu ngi ci loxoom ndax doomu jàngoro kenn mënu ko gis ak bët moom boo fekkee ne mu ngi ci sa loxo boo tegee microscope nii nga xool ci sa loxo di nga ko gis waaye nag bëti neen mënu koo gis tey bu nekkee sa loxo nag bëri fa ki nga xam ne moom la dal mën na laal buntu loke ubbi fu mu jàpp foofu bàyyi na ko fa bu la nuyoo bàyyi na ko fa bu fekkee mu ngi dugg ci car rapide wala mu dugg ci taxi wala mu dugg ci oto fi mu téye balaa muy dugg bàyyi na ko fa yëreem yi nga foofu ne fu mu laal rek bàyyi na ko fa donc lii bu fekkee ne yow tamit jox na la ko mu nekk ci sa loxo fi mu laal nga ko ba tey amaguloo de peut-être parce que dafa nekk ci say loxo rek amaguloo waaye nag sa loxo léegi-léegi nga jël ko def sa loxo sa bakkan wala nga def ko sa gémmiñ bu boobaa nag virus ba dem na donc ci je comprends bi daf mel ni que ni fii ak mu ngi say loxo rek duggagul ci yow mais nga respirer ko rek nga respirer ko mu jàll na léegi nag comme ñun nag xam nañ ni bu duggee sa bakkan fa lay jaaree dem wala sa gémmiñ ñu ne nag comme loxo moom xamoo fu muy laal te doo ko yëg ki ngay nuyoo fi nga teg sa loxo lal bi nga teg sa loxo bant bi nga teg garab gi nga laal wala bant boo xam ne wala buntu boo laal wala bouton boo bës yu ci ascenseur yi loolu yëpp mën nañ la ko fa wàlle ndax kooku mën na am ñëw na jaar na ci benn ascenseur bës na bouton yow tam nga ñëw bës bouton boobu mën na ñëw ubbi benn buntu yow nga ñëw jàpp ci loxo bi ubbi kon yow jël nga ko soo ko jëlee ba pare nag laal sa gémmiñ laal sa bakkan day dem moo tax nag ñu ne nañu raxas suñu loxo bu ko defee bu ñu raxasee suñu loxo nag yàlla day def ni saabu boobu ñuy utiliser muy xëpp nag parce que nag il faut que ñu xam aussi benn affaire si wàllu raxas loxo doomu jàngoro bu nekkee sa loxo dafa mel ni dafa fixé wu sa loxo faxas sa loxo def nii taxul mu dem
dëpp sa loxo tàcc ko taxul mu dem. parce que dafa fixé li koy dindi lenn rek la mooy lu am luy xëpp saabu la wala omo wala madaar bi nga xam ne dafa moussant lu moussant rek lu am muus loolu lay wax anti détergent mutiwaa lu am purit rek boo ko jëlee nga def nii nag sa loxo nga frotté lépp partie yëpp sa loxo jël nag temps au moins 1 minute bëri na waaye boo defee 30 secondes baax na 30 secondes nga nekk di raxas day fekk nag ne bu mu fixé woon sa loxo tànkam yi mu jàppee woon dama ko waxee noonu rek amul ay tànk mais dama ko waxee pour mu neex a jàpp tànk yi mu fixé woon sa loxo dafay daal di bàyyi su bàyyee tey boo ko xooloon ci microscope da ngay gis nag léegi ne li nekkoon ci loxo bi léegi mu ngi ci kaw purit bi mënatul fixé ci loxo bi léegi nag boo sottee ndox rek mu wàcc nga gis ne tàggoo nga ak coronavirus ci say loxo léegi nag loolu nag nga koy def fréquemment très fréquemment régulièrement parce que nag mën nga raxasu ba pare daal di bëgg a jóg jàppandu fenn encore ndekete foofu amoon na tu as vu donc il faut que vraiment très régulièrement ngay raxas sa loxo loolu tax ñu préconiser ko donc c'est ça gel bi nag c'est important aussi ñu wax ko gel bi baax na waaye il faut que tamit ñu xam ci li lenn mooy gel bi soo ko defee rayul microbe bi am na nag ay gel yoo xam ne lu nekk ñu ngi ko ci bind waaye gel bi daal lu muy def alcool la alcool dafay fixer ay microbe dafay fixer ay microbe sa loxo maanaam bu fekkee ne doomu jàngoro bi mu ngi sa loxo comme tas parce que bu nekkee sa loxo rek dafay tas di dox léegi kon ñu jox nga ko waaye nag bu fekkee ne def nga alcogel bi ci sa loxo nga raay ko ci ba mu wow boo seetloo sa alcogel dafay xaw a mel ni lu tax luy xaw a collé nii waaw dafa mel ni daakaandi parce que loolu mooy roulam justement dafay wala fixer microbe dootul bougeti sa loxo soo nuyoo keneen sax moom dootul jóge sa loxo bu fekkoon sa loxo la nekk du jóge sa loxo di dem ci loxo keneen parce que da nga kaa fixé tey su fekkoon ne jël nga dara di ko lekk soo ko jëlee lekk ko loolu du démarrer parce que microbe bi day des sa loxo mais du ànd ak li nga téye woon su fekkee ne sa loxo juum nga teyuloo ko laal sa kanam laal sa gémmiñ wala laal sa bakkan microbe bi mun na bañ a dugg parce que fixé nga ko waaw parce que gel bi fixé na ko sa loxo loolu mooy rôle gel bi waaye deewul de loolu nag il faut que ça soit clair deewul ñaata minute la mën a def ci loxo loolu nag moom lañ la mënul a fixé exactement pour le moment ak virus bi parce que loolu il faut que ñu bàyyi parce que comme ni ñu ko waxee virus bu bees la virus bu bees nag amagul garab xamaguñ ko il faut ñu jàngat ko lu bëri ci moom ñu xam comportement am yëpp doog a mën a déclarer ne lii mooy virus bi mais pour le moment li nga gis ne borom xam-xam yi ñu ngi léegi nga gis ku joxe benn xam-xam ci virus bi waaye léegi-léegi nga gis beneen borom xam-xam bu la weddi wala wax leneen donc loolu tout ça c'est pour dire tout simplement que virus bi maîtriser guñ ko mais lu wóor te wóor daal mooy alcogel bi moom boo ko defee dina fixé te yow boo sentiree ne sa loxo bi sentiratoo col bi mën nañ wax ni mën nga defaat waaw parce que da ngay sentir sa loxo boo ko defee da nga sentir ne nu sa loxo bi di kii mais boo demee ba sentiratoo ko mën nga defaat loolu tamit mën nga def te loolu aussi heure boo nuyoo ku bees wala nga laal fenn foo xam ne sentir na nga defaatal waaw mais nag loolu da nga koy def provisoirement parce que bu fekkee dama nekk en activité di bouger nekk ci oto di tukki wala nekk ci benn circulation mënuma nag ci biir oto bi may raxasu loxo loolu tax ñu leen utiliser alcogel bi soo eggee nag ba nga xam ne am nga accès ci ndox toll nga foo xam ne am nga ndox ak saabu taxawal nag nga raxas sa loxo léegi bi yoon parce que li nga doon fixé léegi nag da nga koy débarrassé da nga ci débarrassé wu mu set mu génn si sa loxo donc loolu gën a wóor parce que comme ni ma koy waxee tout le temps affaire bi moom protection à 100% amu ci kenn mënul wax ne boo defee nangam ak nangam à 100% affaire bi mënul la dal kenn mënu ko wax yow kay voilà parce que li nga mën a def rek mooy wàññi le risque de contamination da ngay réduire le maximum le risque boo raxasoo yaa ngi réduire parce que nag raxasu nga mais kan moo la wax ni fi nga taxaw di raxasu amul ko fa taxaw tissu li fa mu ngi ci kaw air bi nga ñëw noyyi ko fekk boobu jaarewul sax ci loxo mais dafa jógee ci dënn bi directement nga noyyi ko mën na nekk am na boo xam ne dafay jógee ci bakkan bi ci gémmiñ bi jaar fenn ci benn objet nga laal objet boobu contaminé la façon bu nekk am na donc c'est pour dire que mënoo nekk à 100% mais nag fi nga xam ne moo gën a probable risque bi fu mu gën a grawee fu mu nga xam ne foofu lañ ko gën a njortee moo ci ay loxo parce que ki mu dal damay sëqat
en général loxo la ñuy tëjee seen gémmiñ bu ñu tisóoli loxo la ñuy def léegi-léegi mu laal bakkanam kooku feebar te bu paree nag loxoom yooyu lay defee lépp billet xaalis yi muy joxe waaw xaalis bu muy joxe ak loolu yëpp si loxo la koy joxee fu muy li muy def rek loxo la koy defee loxo yooyu nag fi mu laal yëpp c'est def mën na la contaminer justement moo tax na ñu ne nañu raxas loxo mais gel bi c'est provisoire boo ko defee boo demee ba jot ndox nag raxasul. waaw saabu moo gën a efficace. saabu moo gën a efficace. saabu ordinaire bi saabu ordinaire wala omo luy xëpp rek. waaw nga moo gën a efficace. moo gën a efficace moom lañ gën a santaane. gel bi c'est parce que loolu mënoo ko am tout le temps parce que mënoo nekk ci biir oto di raxasu wala mënoo nekk ci yenn situation di raxasu tout le temps. ñu ne la foofu utiliser gel bi mais boo paree ci gel bi nag booy egsi foo xam ne mën nga am ndox rek ak saabu rek raxasul. waaw c'est comme si da ngay recommencer à zéro. mu mel ni gis nañ feebar bi dafa am par étape. parce que souvent dañuy gis ne bu ñu wàccee aéroport. dañuy xool bàyyi dañu dem mu mel ni am na ñoo xam dañ leen di xool bàyyi dañu dem après quelques jours après ñu commencé yëg seen bopp dara mu mel ni ki feebar tey mënul yëg ci boppam dara. feebar bi yan étape la am wala. voilà c'est très important parce que tey jii feebar comme ni nga ko waxee dafa am ay phases 3 phases. phase d'incubation phase d'invasion phase d'état. ñetti phases yooyu nag. dafa am phase yoo xam ne boo fa yegsee phase d'état bi kese si ngay yëgee nag ni man mi am na lu ma dal parce que di nga soj sa yaram dina tàng di nga sëqat di nga tichol di nga ba foofu nga xam ne man am na lu ma dal mais phase d'incubation mooy bés bu ñu la ko wàllee mu dugg sa yaram phase d'invasion bu doomu jàngoro bi di ut place si yaram di xeex dugg sa biir boobu yëgaguloo dara phase d'état nag mooy fu nga xam ne signes yi commencé da ñëw foofu nga yëgee ni nag man mi kat am na lu ma dal waaye nag ci wàllu feebar bi moom boo nekkee ci biir phase d'invasion bu mën nga fa commencer wàlle loolu mooy problème bi te phase d'invasion ce qui veut dire que kon am na koo xam ne mun na ko dal mu nekk di wàll nit ñi te moom sax xamul ne dafa feebar moom bi di wàlle xamul te sax dafa feebar loolu moo tax nag justement ñu tere attroupement yi marché yi jumaa yi jàkka yi terrain football yi école yi ñu tëj ko parce que loolu yëpp foofu yëpp ay sites yoo xam ne la nit mën na fa dem dajalu koo xam ne am na ko te xamul ne am na ko parce que mu ngi ci phase d'invasion wala mu ngi ci phase nekkagul ci phase d'état kooku du ko xam bu boobaa nag dana wàll ñu bëri heure buy nekk phase d'état nag ba yëg ne feebar na mbay njëm ñu koy testé di xool ndax positif na wala négatif na bu fa fekkee positif na fekk na moom lu muy def na ko ba pare wàll nañu muy wàll ba pare moo tax aéroport yi aussi ñoom tey température la ñuy jël su fekkee ne yaa ngi am yaram bu tàng wala nga ne da ngay sëqat ñu ne njort nga ñu defal la analyse waaye su fekkee ne am nga ko te bi ngay ñëw yaa ngi ci phase d'incubation yëgugoo dara yi sa yaram kii boobu du tàng buñ jëlee température bi ñu gis ne température bi yaram bi tàngul ñu ne la kon jàllal nga jàll waaye fekk na am nga ko mooy li ma wax léegi rek risque zéro moom amul risque zéro amul mais loolu tamit dinañ wàññi au moins ku nga xam ne moom feebar na ba nekk ci phase d'état moom kooku moom du jàll waaw kooku moom au moins ñu wàññi ko waaye ki nga xam ne nag moom dafa dugg te bi muy ñëw fekk na affaire bi dugg na ko waaye feebar bi yëngu mu ngi ci phase d'incubation bi nga xam ne yaram bi amagul dara lu mu yëg kooku après bu egsee nag ba dem këram ba toog ay fan si lay koy doog a yëg waaw loolu nag moo tax ñuy jël température mais c'est pour dire que température bi mënoo ne bu ma ko defee rek su wàccee rek kii dara jotu ko loolu moom loolu tamit il faut ñu xamee ko noonu mais nag loolu c'est mieux que rien soo deful woon noonu jël température kon dina am koo xam ne sax moom bi muy yegsi mu ngi ci phase d'état ba pare dugg bu ko defee loolu tamit day garaaw moo tax nag ñu ne au moins ñu nekk phase d'état moom dañ leen mën a ñi nga xam ne ñu ngi yore signes yi yaram bu tàng dañ leen mën a njort dafa leen analyse yooyu au moins ñu téye leen ñeneen ñi bu ñuy rëcc tamit ñuy rëcc du bëri mais bu ñu bàyyee ñu bëri rëcc boobu nag propagation bi dina gën a tas ci réew mi looloo tax ñuy def loolu mais c'est pour dire que rek la température rek ne suffit pas pour nga mën a dépister ñëpp waaw mën na am koo xam ne température am vraiment élevé wu te pourtant am na ko waaw des fois ñu faral di wax ne ñun Sénégal ñu ngi dégg ni faj nañ juróomi cas yu mat am na ñoo xam ñu ngi wax ne dañuy dégg ñu ne faj nañ juróomi cas yu mag yi rek te gisuñu leen te ñu ngi wax ne amaguñu vaccin boo xam te ni moom moo koy faj kon comment faire naka lañ def ba faj juróomi yooyu noonu voilà loolu aussi c'est important parce que question la boo xam ne si profane dana ko jaaxal parce que boo nee feebar bi amul garab kon dañ lay naan kii lu muy wuti hôpital si ko xamul dana la wax loolu mais aussi ku la ne feebar bi amul après nga ne diw demoon na hôpital wér na
kooku tamit dina ko jaaxal ne waaw kon nu mu def ba wér lu amul garab nu muy def ba wér. mais dama leen bëgg a expliquer benn affaire foofu pour mu leer ci bopp ñëpp. gis nga virus. bu duggee ci yaram dafa am diir boo xam ne si la mën a def si lay def si sa yaram après day génnaat. problème am kay mooy diir boobu mu fay def balaa muy génnaat mën na indi ay yàq-yàq lu muy yàq sa yaram. loolu ba loolu indi ay complications faat la. loolu moo tax virus grave. léegi nag moom amul garab boo xam ne bu la dalee diir bi mu waroon a def dina wér balaa boobu mënul nekk. moom kay diir bu mu waroon def bu dee fukki fan la virus bu nekk ak nag ak diir bu muy def am na virus yoo xam ne 7 jours la ñuy def yi 14 jours yi 15 jours yi 30 jours ça dépend rek. virus bu ci nekk rek li may def ci sa yaram moom bu duggee il faut que mu def ko. moom lañ jël wànnent bi nga xam ne moom la gars yi gën a miin fii ci Apollo yooyu di am fii muy conjonctivite virale. conjonctivite yooyu bu amee wànnent yooyu munoo fexe ba jël garab bu nga xam ne dana wér si nombre de jours en général boobu 3 jours lay def wala 4 jours. virus boobu 4 jours lay def si yaram. si say bët. munoo fexe nag balaa 4 jours yi ba sa bët bi wér. munoo amoo looy jël ba 4 jours yi nga wér non non. 4 jours yi dina ko def léegi yow li nga mën a def. mooy kii wànnent da nga koy jox ay collyre pour que laas yi muy génnee laas yooyu bu mu indi infection bët bi ba bët bi am beneen problème mu yàqu loolu mën na ci am léegi nag loolu ngay faj mais virus bi ci boppam nga rey ko ba balaa 4 jours yi loolu mënul nekk bu fekkoon ne mën nañ ko rey balaa 4 jours yi kon dañu naan am na garab parce que garab loolu mooy li am garab feebar bu am garab mooy boo xam ne bu nekkee sa biir yaram doomu garab bi ngay jël daf koy fekk sa biir yaram bi rey ko boobaa ñu ne yow feebar bi am na garab parce que garab gi nga jël moo ko rey mais yow garab bi ngay jël mënul rey jàngoro bi mais la muy yàq ngay defaraat le temps que moom bi diiram jot moom mu génn bu génnee nag nga wér parce que moom comme dugg na ba génnaat bàyyi la fi nga wér waaye nag su fekkee ne nag fajuloo ko maanaam li muy yàq defaraatuloo ko balaa muy génn yow bottul nga loru waaw loolu moo tax ñu ne ñuy dem hôpital pour que ñi nga xam ne dañuy dégg ne feebar bi amul garab te ñu ngi lay yóbbu hôpital boo demee loolu lañ lay defal li nga xam ne moom la virus bi di yàq ci sa yaram loolu la ñuy réparé waat balaa diiram waaw ba temps jot mu génn dem nga wér waaw su fekkee ne loolu defuloo ko yàq-yàq yooyu nag moo lay faat waaw mais du virus bi moom dafa yàq leen rek loolu moo lay faat. Est-ce que virus bi xam nañ combien de temps bi muy def ci biir ci yaram doomu aadama. virus bi comme ni ma la ko waxee virus bu bees la. bu mënaguñu maîtriser guñ ko bu baax a baax am na ñuy wax temps de 14 jours lay def incubation ñu di mais loolu laa lañ jàppagum mais il faut que bu jël temps parce que virus yi recherche la. laboratoire yu mag yi ay Pasteur ak yeneen ci àdduna bi ñu ngi gëstu bu baax ci virus bi. même Sénégal gi sax ñu ngi ci gëstu bu baax. donc ñooñu nag bu ñu demee ba OMS dinañ déclarer. ne ni garab gi nii la joxe caractéristique bu virus bi yëpp. mais fu mu nekk nii moom mënuñ ko joxe. mënuñ ko joxe am na ci ay questions yu bëri démb rek maa ngi dégg ci benn émission France 24 wala xaw ma Chine na ñu ne am na ndax jigéenu ëmb yi bu fekkee ne da nga ëmb da nga koy wàll sa doom. am ñu ne waaw am ñu ne déet am benn chinois bu ne moom am na ci fukki jigéen yoo xam ne suivre na leen dañoo amoon coronavirus waaye bu ñu juddoo doom yi. amuñu dara feebaruñu seen yaay après mujj nañ wér mujj nañ mucc donc loolu tamit am na ñuy werante donc c'est pour dire que rek il faut que ñu toog ba virus yi borom xam-xam yi délibéré OMS daal di déclarer li nga xam ne moom mooy caractéristique bu ñu xam ne officiellement li lañ d'accord ci virus sànq wax nañ ci li nga xam moo di mode de contamination maanaam ni muy wàllante explique nga si dama bëgg ñu dem ci li nga xam moo di carrément gars yi ñu ngi wax ne virus bi ñemewul rayon du soleil maanaam ñemewul naaj am na ñoo xam te ñu ngi naan Afrique fii virus bi dina fi ñëw waaye du ñu sonal à 100% parce que à chaque fois ñu ngi fi naaj bi par rapport ak ñun ñi nga xam te ñu ngi Sénégal d'accord naaj bi bari na fi trop te boo xoolee ñi muy contaminé ñëpp nekkuñu seen biir kër à 100% fermé wu à 100% dinañ génn dinañ doxe te mu ngi la ñu téye lu tax ñu ne virus bi ñemewul naaj virus bi effectivement du virus bi kese doomu jàngoro yu bëri ñemewul naaj parce que naaj dafay rey waaye nag bu ñu lay wax ne ñemewul naaj mooy bu fekkee doomu jàngoro bi da nga ko isolé génnee ko mettre ko à l'extérieur nekkul ci biir yaramu nit mu nekk à l'extérieur nii mën na ñemewul naaj naaj moom daanaka yu bëri da koy bu fa yàggee rek daf koy écraser da koy rey waaye nag bu nekk ci sa biir organisme foofu moom
amatul naaj nekkul ci naaj moom mu ngi sa biir organisme yow yaa nekk si naaj bay moom nekkul ci naaj donc loolu il faut que loolu aussi ñu xamee ko noonu effectivement looloo tax nag justement wàllante bi bu fekkee ne yéen a ngi ci biti c'est tey bu fekkoon ne am na ku ko am nga jàkkaarloog moom ci mbedd mi ci naaj bi di wax ak moom luy génn ci dënnam balaa nga koy noyyi foofu yàlla mun na la musal waxuma nag tu es à l'abri à 100% non non mais foofu am nga chance mu bañ la dal parce que yéen a ngi ci mbedd mi fu aéré ba pare naaj baa ngi liy jóge ci moom balaa muy ñëw mën na am sax naaj bi mais fi mu gën a grave mooy ngeen nekk yéen ñaar ci benn biir jàkka bu confinement bi ci benn promiscuité foofu moom rapidement mu dem moo tax nag justement ñuy tere jàkka yi tere regroupement yi mariage yi ngénte yi fu nit ñi di bëree du mbooloo yi daal parce que yii de loolu foofu mun nga fa nekk foo xam ne day am ker day am kii voilà contamination bi day gaaw mais cela ne veut pas dire que nag boo amee boo nekkee ci bu la dalee nga taxaw si naaj bi parce que fii Sénégal Afrique wala dañoo nekk ci Équateur bi dafa tàng que virus bi non bu duggee sa biir yaram virus bi mu ngi confortable moom ci fu mu nekk ci sa biir yaram foofu moom gisul naaj day dund comme di la def li mu war a def peut-être nag li ñu war a waxaat foofu ci masque yi c'est important mais comme ni nga ko waxee du risque à 100% masque bi daal si ku ko xam ne foofu lañ ko gën a xaaree mooy ki nga xam ne daf ko am li ñu bañ muy tissuoli yëf yi naaw tasaaroo na des ci biir masque bi loolu lañ ci jublu waaye nag ki nga xam ne tamit dalu ko bu ko defee masque bi hermétique wul à 100% mais nag bon c'est mieux que rien mu def ko tamit ba baax na ba dina ko protéger waaye protection bi nekkul à 100% nekkul sax à mënu wax sax à 80% protection masque bi ngay sol masque bi daal ku mu gën a baax mooy ki nga xam ne moom dafa am feebar bi mais nag tamit lu ma comme li ñuy wax léegi comme léegi kenn xamul ku feebar boo nekkee phase d'invasion xamoon yow sa bopp xamoon la da nga feebar wala feebar bu ñëpp takk masque aussi moo gën a wóor rek waaw moo tax nag ñuy takk masque mais tamit lu tax may insisté ci foofu mooy yore masque wala yore alcogel foog ne nag léegi yow tout est permis yow daal am nga saafara boo xam ne daal moom moo lay ci sauver du loolu waaw loolu daal da ngaa réduire risques yi te boo amee sa masque am sa alcogel am di tax yi réduire nga risques yi vraiment pour mu dal bañ la dal mais cela ne veut pas dire que à 100% mënatu la dal loolu aussi il faut que nit ñi xam ko nañ gën di moytu bañ dem ci lieux yi nga xam ne mooy dajaloo yooyu ñuy tere yooyu moom nañ ko gën di bañ a def rek waaw parce que raxasu bi benn étape la les benn partie bi dimbale na fànqal na la ko mais dem ci kii bi tam beneen affaire la dem ci ay mbooloo beneen affaire la boobu tamit boo raxasoo ba pare dem ci mbooloo tamit mën na la fa dal raxasu ba pare dem marché dem ci jumaa ja mën na la fa dal waaw li ngay respirer la bu fekkee ne da ngaa raxasu mu jaarul sa loxo mën na bañ jaar sa loxo jaar directement nga noyyi ko bu boobaa am nga ko donc c'est pour dire que mesures yi ñuy jël yëpp benn mënu ci nekk à 100% da ngay boole yëpp doof ko nga doog am sécurité foofu sax tax nga am 100% mais mën nga am ba à 90 tu as vu donc c'est pour dire que affaire bi c'est vraiment sérieux donc il faut que ñu jëlee ko noonu donc ñun naka lañ mën a def tey jii par exemple xam nañ ne mucc ci à 100% du yomb mais comment on doit faire naka lañ mën a def ba éviter ko ñi nga xam te ni kat xëy na amaguñ ko ci ñi ñaan yàlla tamit ñi ko am ñu wér naka lañ mën a def parce que sànq dégg na la gànne alcogel bi baax na trop mais saabu bi moo ko gën a efficace naka lañ war a mën a utiliser saabu bi pendant la journée wala pendant journée bi yam naka lañ ko mën a utiliser ba mucc ci journée boobu alcogel bi daal boo ko yoree nekk en mouvement di bouger boo toogee daal de temps en temps vraiment boo nuyoo kenn ba pare wala nga toogaat ba ci kanam am foo laal defal sa alcogel mais nag soo amee point d'eau rek raxasu bi moom boo ko mënee def toutes les 30 minutes xam naa ne c'est trop serré moom mais nag si c'est possible il faut le faire à la limite 1 heure de temps boo du fekkee ne tamit moom mais entre temps nag si diggante 1 heure de temps yooyu nag alcogel bi moom day ko laal loolu daal moom leneen li ci des nag mooy mesures yi nga xam ne état jël na ko arrêté école yi bu kenn dem bu ñu nee arrêté nañ école regroupement la ñuy bañ nit ñi di dajaloo benn place bu fa kenn amee rek jox na ko foofu yëpp mën na ko fa jox benn mbooloo yëpp mbooloo ba nag bu ko amee
mbooloo bi fu ñu jógee du benn kenn ku ci nekk da nga am foo jóge ku nekk bu demee dëkkam bu dee fu ay jàng la bu dee ay ñu jóge ay dëkk ku nekk day yóbbu dëkkam bu dee quartier la ku nekk yóbbu quartier bi kon gis nga affaire bi ni muy gaaw a lawee looloo tax ñuy tere mbooloo donc raxas loxo ba pare bañ a dem ci mbooloo yooyu ñuy wax yooyu daal ku ko def yàlla mën na la dimbale waaw mën na am yaakaar bu baax mais toujours que nañ xam ne 100% moom de sécurité amul. Donc dama doon wax ni dama bëggoon a revenir un peu si lu ñu doon wax am benn commentaire bu may dégg ñu kuy wax ne boo setee rek affaire bi du la jege. waaw ok mais set bi dama bëgg xam nit ñi comprendre aussi. ban set la ñuy wax. parce que set bi nekkul nga raxas sa loxo ba mu set sangu ba set ba pare dem ci mbooloo ba. tia bi donc loolu boo demee foofu mën nañ la ko fa wàll set bi ñuy wax du sangu du setu yaram mais raxas sa loxo ba mu set tout le temps nga koy raxas parce que bu li may expliquer léegi foog naa war na tax léegi ñëpp mën nañ comprendre mode de contamination nan lay jógee ci dënn dem ci kii fu muy jaar mën na jaar ci loxo mën na jaar ci buntu mën na jaar ci banc mën na door ci chaise mën na jaar ci oto nga laalaat foofu mu dem ba ci yow donc set bi ñuy wax mooy foofu mën a jaar yëpp heure bu fekkee ne laal nga ko rek na fekk nga raxasuwaat sa loxo tout le temps nga toutes les 30 minutes ngay raxas sa loxo wala toutes les une heure de temps nga raxas sa loxo loolu dina permettre au moins risque kii bi nga inhaler ko wala nga avaler ko donc lii moom moo tax ñu ne dañu war a set mais c'est pas parce que da nga war a sangu ba pare dem dugg ci mbooloo loolu tamit du la ci génne c'est comme si sangulo loolu laa bëggoon a leeral ci côté boobu. Grand Mbaye dañ koy jox rek moom mu jox mot de la fin am li nga xam te ne mooy émission bi doon def muy seen émission santé fii ci Bambilor Actu. voilà donc mot de la fin bi c'est juste rappeler ou résumer li ma fi jot a wax yëpp. mooy d'abord pour vraiment mucc ci jàngoro bi le maître mot mooy raxas loxo. raxas loxo moom nañ koy def lu mu gën a bëre ñaareel bi mooy alcogel bi bu fekkee ñu ngi en mouvement di bouger di tukki wala nekk ci oto wala nekk ci ay activité mën nañ ko utiliser le temps que ñu jot ndox te foo jotee ndox nag raxasul donc loolu aussi bëgg naa mu leer ci bopp nit ñi leneen li aussi mooy tamit nañ éviter li nga xam ne mooy attroupement yi mooy comme ni nga waxee mesures yi nga xam ne jël nañ ko ñu respecté ko bañ a dem ci fi nga xam ne am na mbooloo leneen li aussi mooy tamit suñu loxo nañ koy éviter di ko laal suñu kanam comme ni nga ko waxee man tax maa ngi suivre benn émission boo xam ne ay français ñoo koy def ñu ngi koy laaj sax ne ko waaw yow lu tax nit ñi am habitude sax bu ñu toogee tuuti il faut que ni ñu def rek seen loxo dinañ laal seen kanam mu ngi expliquer ne scientifiquement dafa am ay nerfs yu nekk ci kanam soo ko laalee rek da ngay boo il faut nga am réflexe laal ko pour calmer day calmer nit am na loo yëg sa yaram boo ko laalee rek foofu day calmer wu looloo tax nit am réflexe tey toog ba si kanam laal kii ñu ne kon nag léegi lan moo ci pexe comme nit moom moo demee moo bindoo noonu loxoom moom léegi-léegi foog mu laal kanamam surtout bakkan bi parce que bakkan bi fa lay jaare bu nekkee sa loxo rek boo ko tegee si bakkan bi rek dem na wala ci gémmiñ mu dem léegi nan la ñuy def ba éviter la mu ne nañu am habitude jël temps yi di croiser suñu loxo ak di fermer suñu poignet nii bu ñu toogee pour éviter di laal suñu loxo parce que suñu loxo boo ko bàyyi ni mu libre rek doo yëg bu muy laal donc loolu aussi c'est juste pour éviter contamination bi peut-être fu may daanalee nag mooy wax toujours ne am couverture wala sécurité 100% contre la maladie kenn mënu ko am ne tey jii 100% mën naa ci am chance dara du ma dal parce que def naa lii amul li nga mën a def mooy lépp mesure boo xam ne wax nañ ko ne nañ ko def rek soo ko defee yaa ngi yokk sa chance mu bañ la dal donc loolu moom mooy mesure yi ñu joxe da ngay yokk chance mu bañ la dal mais mu yokk chance ba nga xam ne dara du la mus a dal amul donc c'est pour dire donc que kon noo gën a respecter mesures yi rek noo koy gën a respecter rek yaa ngi gën a am yokk sa chance pour mu bañ la dal suñ ne raxas loxo nga raxas loxo buñ ne gel nga def gel buñ dem jumaa ngeen bañ a dem jumaa buñ dem ci mbooloo nga bañ a dem mbooloo buñ ne toogal sa kër nga toog sa kër kon yaa ngi yokk chance pour mu bañ la dal mais boo defee bii boo ci wàññi rek yaa ngi nag maa ngi wàññi sa chance pour bu ñëw donc loolu c'est important
donc nit ñi xam ko lii daal moo nekkoon le mot de la fin di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaan comme ni ko mag ñi di waxee rek yàlla may ñu dégg bu ñu déggee tamit ñu topp bu ñu toppee yàlla musal ñu ci mu bañ a dal kenn ñi mu dal ba pare yàlla may leen ñu wér ak jàmm mu jeex ci réew mi yëpp ci àdduna bi yëpp merci